sant waa FPR yëpp di si jiital nuyoo bi di président bi Mbaye Samb ñu gën maa xam si Ablaye Samb dëngal loo xam ne élection législative yi la si élection législative yi fas yéene bokk si jongante bi doon ko ñaan yàlla motloo nañ ko ni bokk nañ si dem nañ déposé fas yéene dem élection yi ñëw fas yéene see am ndam si kàttanu yàlla looloo waral sabab bi tey sunu jotaay bi tey bëgg a wax ñëpp ni Sénégal gépp daal képp kuy jeune képp ku am yaakaar si réew mi na jugti pour jàppale ñu xam ne ñun li ñuy wut mooy ndamu Sénégal wutu ñun ndamu Ablaye Samb pour mu am ay député pour toog ensemble mën na lijjanti boppam noo bëgg Sénégal gépp lépp lu fi xam ni tawat la ñu saafara ko ci kaw FPR yamale ñëpp ñuy benn looloo waral tey ji sabab bi ñu dugg ci lu mel nii fas yéene see am ndam ci kàttanu yàlla. di sant nag ay sant yu kàddu yu sant yu néew rek bu mel ni monsieur Abdou Mbow di wax ni te mu bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar li ñu koy sant nag lu néew la barki démb bi ñu jugee ci li amoon Touba Gueye woo nañu ne président mooy ko yónni ci ñun waxoon ne nag kàdduy président la ñu déglu ko te sobogo mu ne naa fexe ba ngeen toog ak ministre de l'intérieur Abdoulaye Dia dem nañ fa bu ñu fa demee toog na noonu moom lu doon sabab bi dafa bëggoon ñun ñu bañ a détaché wu maanaam ànd ak ñoom mais li waral ñu dem tamit maanaam wax jëm moom moo wérul si ñun moo waral ñu ne ñu bàyyi ñu demal suñu bopp rek waxuñu ko nag directement fi mu toog mais ba nu jógee rek ñu ne àndaloon doon noonu dem rek wuti loolu moo ëpp solo moo waral tey te mbooloo waxasee ba jiite mbooloo moomatoo sa bopp te ginnaaw parti bi ñëpp ci bokk yam moo waral ñu ni mbooloo yi nañ dem ci élection législative yi demal suñu bopp rek fexe am ndam ci kàttanu yàlla di sant ñëpp nag ñu ci jàpp am na ñoo xam ni feeñuñu ñoo ngi ci parti bi moo tax lépp am nañ ci yaakaar ndam dinañ ko ci am ci côté bu ne nag fépp fu waaye xalaatee ñoo ngi ci di wax ni parti bi dina am ñu mu jaaxal ndax lu tolloog 6 mois nga am fitu na da ngay dem élection jàppal ni daa am lu nekk ci suuf li nekk ci suuf nag moom ñëpp la rek ñoo ngi waxtaan ak ñun ñoo ngi jàppale ba am na ñoo xam ne buñ ci bëggee def dara rek ñoom ñooy yëkkati seen alal diñ ci jox ba ci déposé yi liste yi sax wax dëgg yàlla ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñoo tabb ñu fenn maanaam dañoo wax ak ñun rek mais waxuñu lenn loo xam ne leer na waxuñu fii na leen dugal waxuñu fii na leen génne waaw wax ji daal moo ferenkulaayu ñu déglu leen ñun leen baax na ñu ni bàyyi rek ñu dem ñu waxoon tamit lu leer xaj na dinaa wax informé ñëpp rek ak ñi ma àndal na leen lii daal am nañ ci lu leer nañ dem nañu ànd ak ñi waaw loolu daal la di wax ni tamit foofu coalition laa àndaloon coalition bi joxe woon ko tur muy sàmm sa ngor joxe woon naa ko mais bi ma koy déposé din ma ni coalition mënut a jàll parti rek a mën a jàll foofu tamit maa ngi sant parti yi ma àndal lu mel ni correct les ouvriers ak mouvement Rempart ak ñu bëree bëri ñoo xam ni ay mouvement la ñu xalaat ni ma comme yow doy nga ñu am nañ yaakaar ci yow jëlal sa parti rek nga ñu jiital la te ñoom kenn ku ne dugal na loxoom ci mbir mi caution bi ñu déposé ñoom ñëpp ci boole joxe ne ma ginnaaw yow yaakaar nañ la nañ la jiital topp sa ginnaaw loolu tamit maa ngi leen ci profité bu leen ci sant ñi ma àndal ñëpp rek di wax ni coalition la demee woon mais dañoo résister ci coalition bi ne na parti rek ñoo mën a ànd parce que dañoo yéex a déposé looloo tax ñu demal benn parti FPR. waaw dina woyof ndax fenn fu ne rek am na fu ñu ko toogal fu ñu fa toogal fenn fu ne rek ci Sénégal ak ba fu dul Sénégal waaw fépp fu Sénégal di yeewoo rek tey parti bi yegg na fa
am na ñu fa toogal te waxtaan nañu ñun ba dalal suñu xel xamal nañu ñun lii combat bi doon fexe ba gañe ko si FPR bu neex yàlla. moom moo ngi aajowu si ñoom rek ndax lañu waxoon rek ba tey juguñu si gan gu la seet si soo ko dalee rek mu toog mais boobaak léegi xañ a ñàkk ñoo dalal moo tax ñu demal suñu bopp waaw mais yaakaar naa ni su fekkente ni ñoom waxtaan ak ñun lu leer ba nii te staff bi ak ñi ma àndal ñëpp d'accord di lii xañ na mooy li gën ci réew mi gën ci population bi gën ci ñun den ci leeral mais daal fi pour l'instant fii ñu toog ni moom wax dëgg yàlla lii ñuy demee moom yaakaar naa ne gëwuma ñu gaaw see waxaat. waaye ñun bu weesoo bennoo sunu bopp la ñuy àndal bu weesoo bennoo rek jàpp nañu duñu ànd ak kenn sunu bopp daal la ñuy demal ndax ay xale lañu te jot na sëkk nag xale yi yeewu te yeewu nañu sax ndax tey jii doole ji ñu am ba taxaw nii yàlla ak ñoom a tax waaw te gëm nañu sunu bopp ne ginnaaw kii fi toog bu fi jógee yaakaar naa ni doon fexe ba dugg pale sunu man-man ak sunu fit ak sunu doole ak sunu xel moom incha allah bu si yàlla àndee ñun foofu lañu teg sunu bët foofu tamit di si ñun maanaam coalition bi nu àndaloon ak kenn ku ne bu indee coalition day indi ay nitam dugal nañu département bi ba jiitaloon si ba def liste Thiès département Guédiawaye département Pikine ak même département Dakar yooyu yëpp dugaloon nañu ko mais seeni kayit yi ni war a àndal moom moo matut moo am tardement si ñun ba dernier réglage yi mënatunoo xaar te mënuñu woon a bañ a déposer looloo waral ñu ni nañ def kon liste nationale képp mais nag fépp la ñu mënee waaw mais tardement boobu moo ñu tardeel ndax comme mu ngi doog a dugg ci élection c'est la première fois te lu bëri maîtriser wuñ ko woon wax dëgg yàlla xañ na loolu rek moo ñu gàllankoor mais nag wax dëgg yàlla fépp la ñu mëne nag ndax liste yi defaroon naa ko mën naa koo génne wan leen ko yaakaar naa leen ci xam dara yi coow naan Dakar ñoo ko moom yaakaar naa bu su kanamee li suñu ko moom rawati bët waaw ak feneen fu dul Dakar ba Touba fépp fu ñu jàpp ni rek nit taxaw na fa di wax rek yaakaar naa bu FPR génnee dinañ gis seen bopp boo gisee nag ñu njëkkee woon fii waa Thiès ñëpp rek jàpp si ba mu toll fii wax dëgg yàlla sant na li ñëpp nag di wax ni pare nañu comme dugg nañu ci combat bi wane FPR wane dooleem ci réew mi ci gox-goxaat yi pare nañ ci dinañ ci ànd ak yéen mu neex yàlla ngeen xam ni FPR mi am na xalaat ci réew mi am na gis-gis ci réew mi am na fit pour jiite réew mi walla maa leen ci bàyyiloo xel di wax ni amul lenn nag lu nu ragal mën nga noo ëpp tur nag wala nga mën noo jiitu ci mbir mais nag gën ñu see am fula wala fayda wala farlu rek moom kenn gënaluñu ko ndax réew mi moom ñëpp a ko moom te réew mi ginnaaw ñëpp a ko moom danoo bëgg ñu ne ñuy xeex mooy na ci ñëpp tolloo ñu doon benn moom la ñu suñu objectif fexe ba kenn bañ a ëppale sa morom loolu daal di ñaan yàlla xeex ko ba gañe ko asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaw dañuy wax 50 députés. waaw Benno moom njiitu réew mi bu toogee ak ñun wax ak ñun lu leer maanaam di sunu lu ñu jariñ ñun lu jariñ askan wi ñu xool ni lii muy dugg lu jariñ askan wi la te bañ ñoo nax dana ànd ak moom bu ñu xoolee ni xam ni moom lii muy dugg luy nax askan wi la ñun bu boobaa dinañ téye suñu bopp mais nag duñu xeex benn buuru àdduna moom day leer amul benn buuru àdduna bu ñuy xeex ndax ñun lu ñu jàng ci xam-xam jàng ko ci lépp rek maanaam képp koo jàpp ni moom muy xeex buur jàppal ni suñu borom ngay xeex waaw te ñun ñaanuñu yàlla lépp yi daray àdduna duñu def bu ëllëgee ñu ñuy def du may ëllëg te lépp luy jar du may ëllëg àdduna jaral ñu ko waaw ñun lii ñuy dugg nii ñaanuñu see lekk def ci loo xam ne ëllëg dëppoo na ak lislaam moo tax daa am yoo xam ne ñu koy teg ci respect ak ki jiituñu ànd ak moom ci ngor ak di ko déglu ci lépp loo xam ne wan nañu ci lu baax ñu ànd ak moom luy jëriñ réew mi su fekkee wan ñu ci loo xam ne luy jëriñ réew mi ñu toog maandu rek te bañ a ko kii ba yàlla jële ko fi. maanaam critères yi. waaw tànn yi moom yombut metti na ku ne la metti na rek ku ne la mettiwul rek dafaa demul ndax yaakaar naa ñaari fan maa ngi fa laa fanaan yenduwaat ba 6 heures laa soog a déposé
si wàllu maanaam ñi ngay samp si réew mi âge bi ak seeni formaté yu ñu war a àndal yépp loolu moom defoon na difficile ñu si ñun ba jàppoon nañu sax ñun duñu déposé ndax metti woon na ba ñoom si boppam ñu ñuy déposé sa fi ñuy déposé sax vraiment foo dem gis ko fi ku baax wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne ñoo ko jël en main ànd ak man di liggéey ak man loolu ba may moom ma déposé liste nationale yi mais nag wax dëgg yàlla fële moom metti na profité tamit di ñaanal politiciens yi di wax ni politique tant que duggoo si mënoo xam coono gi si ne di leen wax lu dul noonu tamit nañ koy jàpp ni lu ñu jiite lu metti la ndax bu ñu si duggee ñun xam nañu ni vraiment ñii jaajëf moo gën si ñoom waaw loolu tamit dinaa si leeral di wax ni politiciens yi tamit war nañoo mën a bañ a dige lu amut ndax coono gi si ne coono gi nekk si lii daanaka jarutoo wax loo xam ne ëllëg yamal xayaam di nga si am réccu te ginnaaw fii dara lépp loo gis dafay jeex te lu dul jeex moo nekk fële ñu siy bàyyi xel di wax lu nu mën day am importance di def lu nu mën lépp lu nu mënul ñu xam ne mënuñu ko te bañ a digge loo xam ne yoruñu ko ndax méttiwaay gi metti xam nañ si dara yaakaar daal loolu daal moo sëpp solo. non foofu moom sant nañ fa yàlla wax dëgg yàlla parti bi vraiment din ma ni yow rek boo demee doy nga ñu ak coalition yi ma àndal correct mécaniciens yi ak mouvement yi parce que li topp si man si mouvement fii may wax ak yow mën na 21 mouvement dafa am yoo xam ne 21 mouvement topp na si man coalition ak correct les ouvriers rempart ñoo ngi noonu te ñoom ñëpp topp nañ si man. nag din ma ni yow seul boo génnee rek doy nga ñu moo tax wax dëgg yàlla sama liste bi moom yomb na amul benn problème ñëpp doyloo noonu ma jiital ma ne ma yow yaa ñu doy loo def baax na loo wax baax na yaay sëriñ bi waaw. yu waa Sénégal yëpp di jaare ci nuyoo boobu ci ki nga xam ni moom la yàlla jiital ci réew mi muy président de la république ñuy teg ci sunu secrétaire général muy Mbaye Samb ci turu FPR dañu woote woon point de presse bi ci Mbour 3 pour expliquer sunu position par rapport ak li xew ci réew mi muy élection yi ñu jëm législative 2017 ñuy jox information waa réew mi yëpp di leen wax ni Front Patriote Républicain pare na pour demal boppam ci élection yi d'ailleurs dugal nañ sunu caution bërki démba ba jàpp nañ ni pour le moment validé nañ ko ñoo ngi xaar le 9 ba officiellement turu parti yëpp di génn pour sunu parti génn fa ñuy wax Sénégal gépp tam di leen wax ni FPR coow li bëri na ci candidature yi coow li bëri na tamit ci liste yi wante ñun li ñuy woote rek mooy benn réew la ñu am muy Sénégal ñun ñëpp ay sénégalais lañ su député yi amee ndam Sénégal moo am ndam donc ñuy woote jàmm di wax ni candidat yi ñu teey ñu jiite liste yi tamit ñu xam ni bu fekkee askan wi moo ñor ñëpp war nañu bàyyi yenn yi ñuy def ay tuumaalante mi ngi am ci yenn journaux yi ñu ngi bind diw ànd na ak diw man la àndal yuy bëree bëri ñu ngi koy wax te yooyu suñ ko vérifié nekkul lu nekk dëgg loolu dafay xaw a mel ni ñàkk gëm yàlla dafa nekk wala ñàkk bëgg sa réew ñun nag suñu secrétaire général parti depuis ñu commencé ba léegi di liggéey lim ñu wax mooy ñu indi leneen lu bokkul ak li fi nekkoon li fi nekk jàpp nañ ni baax na mais dañoo bëgg indi lu gën nag mooy dox ci jàmm woo sénégalais yi ci jàmm ba jour vote yi ñu dugal seeni carte tànn ki leen neex parce que affaire bi du affaire u président du affaire u député mais affaire u gox la ak gox-goxaan moo tax ñun ci sunu liste bi ñu koy yóbbu benn coow amu ci dañoo tànn ñi nga xam ni ñoo nekk ci gox yi ñu ni leen xool leen kan moo leen doy ci jikko ak ci tëralin ak doxalin ngeen jox ñu ko loolu moom la ñu doxal bay ñuy ñaan nag ñëpp jàppale FPR voteel ñu ñu mun a am majorité assemblée parce que ay tur rek moo fi nekk am na leader yu bari ci tur lañ demee
ci seeni gëmloo askan wi ni ñoom rek ñoo fi mën a nekk mais yàlla amul dara lu mu maye dafay able rek li xew tey suba leneen mun na xew donc parti bi ñu ngi koy bàyyiloo xel nit ñi ñun xam nañu li ñu liggéey xam nañ fi ñu jëm ñoo ngi jox rendez-vous Sénégal yépp di leen wax ni incha allah fas nañu yéene liggéey boo nga xam ni sunu liste bi ñu yore muy liste nationale loolu tam dinañ ko leeral li ko waral mooy jour ba ak réglage yu bëri yi am foofu daf ñu yóbbu ba département yu bëri yi ñu waroon a dugal dafa mujj am problème léegi finalement liste nationale la ñu dem kon ñuy woote sunu militants yi ak militantes yi di tàmbalee ci dëkku diine yi muy diine musulman ak ñi nga xam ni sax ñun ak ñoom bokkuñu diine mais ñoo bokk réew mi bokk objectif ci réew mi pour defar Sénégal ñuy lancer appel boobu di wax presse bi aussi ñu leen di sant di leen remercier bu baax a baax di leen wax ni nag seen taxawaay ni ngeen tëddee yaatu dënn yaatal ñëpp ci yoon boobu ngeen nekk attaques yi bari na mais na ngeen continuer loolu bu leen kenn mën a influencer naan diw mooy candidat bu mag bi wala mooy bu ndaw bi yàlla rek moo mag kon Sénégal moo ñu ñor wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Oui, moi je m'appelle Mouhamadou Lamine Fall bokk nekk membre fondateur ci parti bi pour le moment amaguñu comité directeur mais ki nga xam ni mooy jiite parti bi dafa tànn ay nit kenn ku ci nekk mu am liggéey bu mu la dénk man liñ ma dénk ma ànd ko ak ay jeunes ak ay femmes di ko coordonner mooy lu jëm ci wàllu communication ak nekkagun pour le moment porte-parole parti bi mais amaguñu comité directeur parce que parti bi ñoo ngi leen di fàttali ni ñu ngi ko créé décembre 2016 donc 6 mois rek la amagun loolu nag bokk na ci miracle suñu borom ba subhanahu wa taala parti boo nga xam ni 6 mois la am ñu def lancement bu mag 11 février def naa yéen seede ngeen ci wa ma shahidna illa bi ma alim na jour boobu yéen mën ngeen ko bind mën ngeen ko seede mbooloo mu bari teew fa yàlla dimbali nañ tam ci sunu ñaq bopp kenn joxuñu dërëm ci la ñu lijjantee ba joxe nañu sunu 15 millions fas yéene dem soppi am beneen Sénégal bu bees beneen Sénégal bu am beneen gis-gis boo nga xam ni njub moo koy lal maandu moo koy lal kenn du fa tuumaal kenn te du ñu nekk ci biir assemblée ba tamit di nelaw parce que réew mi ak ni mu diise képp koo nga xam ni bàyyi nga ci xel def naa ni nga tal leneen lu dul toog ci assemblée bi di nelaw wala ngay noppalu ñun dañoo jàpp ni loolu cër la te liggéey la liggéey boobu nag engagement boobu jël nañ ko ñun ak suñu secrétaire parti ak góor jigéen mag ndaw ñuy soññ ñëpp di leen remercier bu baax a baax di leen fàttali aussi ni dëkk yëpp ay kilifa yu bëree bëri ci kattanu yàlla di ngeen leen gis feeñaguñ léegi mais ñoom la ñu waxal ci biir ak ci biti bañ ñemeloo ñu te ku ñeme dañ laa déey kon ci kanam dina leer wasalaam merci. tur ak sa sant di leen ziar di leen balu ak ci weeru koor yi ñu nekk ñu yàlla boole jéggal man nag damay présenté maa ngi tudd Maane Ndoye dëkk zone Noto village bu naa Kër Jëmmu Njaay damaa jël sama engagement pour ànd ak Ablaye Samb ndax Ablaye li ma gis ci moom damaa doy ndax dama am fa ma nekkoon am naa fa juróom-ñeent at muy parti AFP bu ba sama bopp fii ma dugg nag jël naa engagement waa Jobaas Sénégal fépp foo xam ne jigéen a nga fa mën na jigéen ñi laay waxal ndax fii ku fu toog jigéen ñoo la fal te ñu lu bëgg nag ensemble bu fa nekkee ñun ñu nekk fa 100% mun amul 100% ñu am fa lu takku daal loolu la ñuy ñaan man nag sañu bokk jigéen ñi laay soññi bëgg FPR bi nga xam ne mooy suñu parti jël engagement pour ànd Ablaye Samb ñu liggéey dama bëgg fépp fu jigéen nekk ñu jël engagement topp ci ginnaaw Ablaye Samb ñu liggéeyal ko ndax fi mu ne kat jigéen ñi moom macha allah fu jigéen nekk rek ñu taxaw jàppale Ablaye Samb ndax kat li bëgg ñu mën koo am ndax parti bi day wax dëgg yàlla door na nii nag waaye parti bu am solo la man de moo tax mu jël sama engagement ak waa Jobaas gi ma àndal nag ndax tamit Jobaas day ñëpp a ngi ci ginnaawam fu bëri dugg nañ fa maag Ablaye Diallo fu bëri dugg nañ fa tamit wax dëgg yàlla ñoo ngi sa ginnaaw tey ba suba te bu soobee yàlla fan bëgg a egg dañ fa egg ndax tamit bu soobee sëñ Fallou yàlla moom li naa sëñ Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam lam bu soobee yàlla dangay dem te dangay dem nag ndax bërëgatu mbaltal la Ablaye Samb bërëgu mu teg ci mbaltal la teg loxo dem tegul loxo dem ñun nag dina fas yéene teg suñu loxo ànd ak moom nag ca mbaltal ma wàcc wasalaamaaleykum wa rahmatullah ki fi teew di jëdal ci nuyoo bi kilifa gi di suñu président Ablaye ak membre yi fi nekk yëpp ak tamit suñu mbokk journalistes yi taxaw ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax leen sant leen gërëm ñun tey dañoo yëkkati suñu cadeau di ko jëmale ci liggéey bëri bi nga xam ni suñu président bi mu ngi ko fas yéene liggéey ci réew mi waaye ci turu tamit ki nga xam ne moom la ñu booleel
muy Abdou Diallo di jàmbaar lool et ñu takku ngir fas yéene ko fal incha allah rabbi ci élection yi di ñëw di ñaan képp koo xam ni bëgg ngaa liggéeyal Sénégal lu baax de boo ànd ak Ablaye di nga liggéey ndax Ablaye da di nit koo xam ni nit ku yërëm askan bi la askan gi dañoo sonn ñu gis ko xool ko mu doy ñu ci côté bu nekk ñu gis yërmande ci moom ñu am yaakaar ci moom te yaakaar boobu yàlla na bu ko yàlla tas ñu ngi xamal askan bi yépp Sénégal yépp ba mu daj ñun dañu engagé wu tey ngir ànd ak Ablaye ngir fal ko incha allah képp koo xam ne nag bëgg nga réew mi jëm kanam boo gisee ku mel ni jàppal comme ni suñu naataango yi waxee léegi rek ndax Ablaye dafa am gis-gis ci réew mi ni réew mi dafa nekk réew mi ñu war a liggéey ndax suñu réew la te nit ki bu fekkente ni yaa ngi dund ci biir réew mi te réew mi dogal maanaam nga gis luy bari côté bari sooxe nga gis buntu boo xam ne mën nga faa jàppale nit ñi ba nit ñi gën ci coono loolu boo engagé woo nga def ci nga jàpp ci loolu pour defar réew mi loolu nit ñi dañoo war ànd ak yow ngir ñu taxawal réew mi defar réew mi wax dëgg ñun Jobaas képp kuy séeréer ñun ñoo ngi lay woo ngir ñu ànd ak Ablaye góor ak jigéen mag ak ndaw ngir ñu bokk liggéey ak moom te incha allah fir nañ ci ay fan yu ñu xese dox tuuti ci ginnaaw depuis bi ñu dalee ànd ak léegi wax dëgg yàlla ñun am nañ yaakaar lool ci askan bi kon nag yaakaar bi yàlla na bokk yàlla tas maa ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di ñaax ñëpp daal nañu ànd ak Ablaye nekk ci ginnaawam liggéeyal ko fal ko ci élection yi di ñëw ak yeneen yi ci ginnaawam kon loolu rek laa doon yégle ñu xam ne daal man daal engagé wu naa ak samay ginnaaw yëpp ñoo ngi ci ginnaaw Ablaye incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah. mbokk jeunes yi nga xam ne ñëpp dañu nekk Thiès pour ñu ñëw ci liggéey bi nga xam ne dañu koo tàmbali bëgg koo terminer ci jàmm te bëgg képp koo xamee ni yaa ngi ci Thiès di ci yeewoo ak ci Sénégal nga xippi saay bët xool ñu jële fi li nga xamee ni moo fi amoon di jënd nit ñi ci ay carte wala yeneen i façon ñun nag suñu parti bi dañ ko yor parti loxo bu set la jeunes yu engagé ñoo di nekk femmes yu engagé ñëpp bëgg et puis dañu bëgg su élection ya ñëpp ñëw jàppale FPR ñu remporter élection yi en majorité ci kàttanu yàlla suñu borom maa ngi woo Sénégal gépp di woo Sénégalais yëpp merci. merci. soxna sant yàlla di julli ci yonent bi waaw yéen mbooloo maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant di wax rek Mbaye Samb ñu naa ko Ablaye Samb ñu jàppale ko bu baax a baax bañ koo jàppalee wax te jàppalee ko jëf nun de nun waa Touba Gueye fas nañoo yéene jàppale Mbaye Samb bu baax ak li nu wër lépp nag te buñ ko waxee moom war na koo xam ndax ñëwoon na fa barki démb te am na lu mu fa gis te day yokk nag waaye du wàññi ko ndax ndaw la te yërëm na réew mi am na xel macha allah yàlla na ko yàlla jàppale ñu jàppale ko nun ñëpp nun daal ànd nanu ndax nun jigéen ñi nun démb sama kër boo fa ñëwee danga naan déedéet dafa fees dell ak nit ngir yàlla ak moom bañ nañ ko ba am nañu mbootaay goo xam ni Mbaye Samb lañ ko tuddee démb lañ ko fal kon jigéen ñi lu ñu jàpp day dëgër te day wóor kon fas nañ ko yéene jàppale bu baax a baax buñ ca yeggee bu soobee yàlla sunu parti bi FPR fas nañ ko yéene jàpp bu baax a baax na ci ñépp jàpp waaw nun daal nun sunu gox ak sunu goxaat yépp duñu toog duñu tàyyi waaw ndax ndaw la te ku ko jàppale mu dem am na yar am na sutura am na teggin yàlla na ko yàlla jàppale incha allah. si koor gi di sant ñëpp nag ñi fi ñëw ñëpp di sant suñu président Mbaye Samb parce que wax ji bari na mais lii moom lu ko gën a leer amul ndax man damaa dégg ay wax ba damaa xaw a sonn tuuti mais bu ñu leeralee nii rek ñëpp dinañ xam fan la Mbaye Samb féete
Mbaye Samb parti boppam la nekk bokkul ak kenn parti bi FPR la muy parti boo xam ni parti dëgg la ak parti boo xam ni parti raison la man de awma jotu di topp kenn koo xam ni dëgguwul Mbaye Samb mi bu ñëpp bàyyee seen yitte man ñi ma àndal ay kilifa lañu na leen leer ni Mbaye Samb dafa dëggu moo tax ñëpp topp ko mais koo xamul nag xamuloo ko Mbaye Samb ñu bari dañ koo umpale parce que mi ngi doog a jóg xale la waaye su fekkoon ni mag ñii nga xam ne ñoo nekk ci réew mi teel nañu jóg Mbaye Samb teel na jóg comme ñoom dinañ ko xàmmee bu baax te dama bëgg ngeen ràññee ko nit ñi sonn nañu jigéen ñi sonn nañu góor ñi sonn nañu ndaw ñi sonn nañu dafa mel ni président wax dëgg yàlla gesuwul ginnaawam wax dëgg yàlla dafa war a xool ni réew mi kat ñun ñëpp ñoo ko bokk mais dafa féete benn côté ndaxte ñii dañoo xiif jigéen ñi dañoo sonn mbootaay yi yooyu yëpp dëgg la waaye tamit topp koo xam ne ëllëgi si biir di nga ci am njëriñ am na solo muy Mbaye Samb jàppale leen ko surtout jeunes yi laay waxal ak jigéen ñi jàpp leen bu baax boo leen jàppee incha allahu rabbi wax dëgg yàlla di nga xam ne Sénégal am na un changement jërë ngeen jëf man la Soxna Diarra Fall merci beaucoup. kon ñu jox imam Babacar Sy. alhamdulillahi wasalaatu wasalaamu ala sayyidina wa habibina nabina Muhammad ibnu Abdillahi allati arsalahu rahmatan lil alamin wa qaala innama bu'istu li utammima makarimal axlaaq jikko mbokk yi maa ngi nuyu di siyaari ñëpp di balu ak ñëpp nag maa fi nekkal imaami Mbour 3 xam naa imaam ratib léegi leen teqali ko waaye xamutoon lii may xaw ma koon ndax fii mooy sama yoon bu may sew otey laa naa fi jaar ka siyaare waaye bu ma xamoon ne kii kon incha allah maag taal maag imaam ratib leen ñëw ndax moom ñëw na ci sama daara ja moo ko sang bu tedd bi suñu doomu ndey bii mu def fa nag teraanga yu rëy ñoom ñëpp nag tabaarkàlla ñi ne ji daal kii daal ku ko jàppale zahiran wa baatinan léppay baax ko jàppale ci zahir wa baatin léppay baax tabaarkàlla incha allahu taala ñun takku nanu jàppale ko li wacci lay taala ndax kat amul lulul sunu diine amul lulul sunu alquran amul lulul yar ay dongoy daara moom la nekk mooy sunu métier mooy sunu lépp tubaarkalla macha allah moom mi ne ne moom dongob daara la kon nag gannaaw dongob daara bi ñëw ci daara waa daara yi waroon ko jàppale waa daara yi waroon xam ne kii mooy kan ndax kat hubbul watan min iman bëgg sa réew gëm yàlla mooy bëgg sa réew imaam wax na ko keroog kii mi lu ko tax a jóg mooy xettali askan wi xettali jullit yi xettali doomu aadama yi di leen sagool di leen ñuy tiitaro di ko tiitaro loolu mooy seen mooy métier am asalaama yàlla ko yàlla defal tawfiq najaatan wa tawfiq wa rahmatun wal kiramatun wal barakatu wal aafiya asalaamaaleykum wa rahmatullah. bon ñu jox Pape Paul mu def français rek après président jël ñëw version français bi rek. Et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Ousseynou Paul Diakité. Je représente une des forces vives de la jeunesse du parti FPR. Aujourd'hui, je parle au nom de la jeunesse et je lance un appel solennel à tous les jeunes du pays pour venir travailler ensemble pour le triomphe du parti FPR. En fait, c'est un parti de jeunes, un responsable jeune et qui travaille avec la jeunesse. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de changer le système politique sénégalais qui est longtemps colonisé, longtemps accaparé par les vieux. Bien évidemment, ils sont très importants dans notre société, mais je pense que leur place aujourd'hui est derrière nous, nous donner du courage à aller de l'avant pour un Sénégal debout et victorieux. Je vous remercie. Vous avez déposé votre caution, également vos listes. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça en français? Oui, nous avons déposé notre caution. Maintenant, nous attendons l'annonce officielle pour qu'on puisse faire notre travail sur le terrain. Maintenant, ce sera au soir du 9. Je pense que tout va s'éclairer, Inch'Allah. La liste FPR, vous ne partez pas avec, dans une coalition. Éclairez-nous. Non, FPR ne part pas dans une coalition. Nous avons décidé de partir seuls. Parce que nous sommes conscients qu'avec la jeunesse, tout est possible. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cavalier seul, aller manger le suffrage des Sénégalais pour qu'au soir des élections, qu'on puisse s'en sortir victorieux. Vous avez simplement déposé pour la liste nationale.
Exactement. Nous avons déposé pour la liste nationale. Absolument, les autres départements nous intéressent, mais puisqu'il n'est pas encore déclaré officiellement le début des campagnes, et pour le moment, vous en saurez beaucoup plus avec beaucoup de surprises. On n'a pas de liste à Thiès. Pour l'instant, je vous prie de patienter. Vous avez fait cette déclaration, il faut simplement revenir dans le même terme en France. C'est-à-dire que vous l'avez déposé sur la liste. À Thiès, il n'y a pas de liste. Nous avons déposé sur la liste nationale. Concernant Thiès, nous sommes en train d'y travailler parce que le travail n'est pas encore fini. C'est pourquoi on a fait ce point de presse, pour essayer de montrer le début de ce qu'on a fait, mais le travail n'est pas encore achevé. Et pour Thiès, je pense que sitôt, vous aurez des informations précises et exactes. Parce que pour l'instant, tout est provisoire pour l'instant. Nous attendons au soir du 9 et vous aurez toutes les réponses à vos questions. Je vous remercie. Merci.